yaa ma gën a xam je suis pas politicien je suis médecin nañ dem ci sujet médical. d'accord alors sujet médical bi duñ ko wax te dugguñu ci li xew sonal na enfin nit yi ni ngi tiit ñu ngi jaaxle sama benn xarit dafa ma ne ma Ouzin est-ce que duñu def dépistage national pour VIH sida. ma ne am na bu yàgg nee nañu la c'est gratuit c'est volontaire yow ñu ñett léegi bu ñu neexoon ñu dem jëli defi sunu test donc national bi ça dépend que de ñun. ku ci bëgg a def sa test moom c'est gratuit dëgg naa c'est gratuit da ngay dem c'est gratuit bon fi ñu koy jëlee nag foofu la gars yi di ruus a dugg ñuy xam ne yaa ngi koy jël mais bientôt ñu ngi koy jaay ci pharmacie yi nañu pharmacie sax mën nañ ko am ñun dans le privé on le fait bii gën a gaaw moom ba mooy test rapide bi on le fait léegi nag li nit ñi di ruus mooy dem ñu naa est-ce que mu ngay def test résultat bi lan la bon ñu ngi ruus aussi si état bi wax ne jàpp na kii defal na ko test négatif na wala négatiful bon mais nag nee ñu affaire justice nag am na foo xam ne mën nañ ci dem ba tollu foofu mais loolu yëpp nag ñun def ñuy gêner dans le côté médical nga toog ci mbedd rek ñu naa yow positif nga wala positifuloo muy génn ci journaux yi bon kooku tamit xam naa ne du tax nit ñi de mën a dem defi seen test parce que dañu lay xawma stigmatiser donc mu ngi noonu mais entre loi nag et loi et justice et social am na ay gàpp ay lëkk-lëkk yu bari yu nekk ci diggante bi. mais bon comme ni nga ko waxee autant nit ñi dañuy bëgg dem di dépister wu autant aussi dañuy ragal léegi ñi nga xam ñoom ñoo ko am ñooy porteur du VIH sida ñooñu aussi bu ñu waree continuer dem jël seen i traitement seen i garab ak yooyu parfois mën nañu ragal. non day. mën nañu ragal wala ñuy làqatu. ñu commencé jël seen garab kay léegi mën nañ ko jël vraiment discrètement man kay nee naa ne am na sama benn xarit bu nekkoon ci benn journal nee na ma sax am na journée boo xam ne ñoom dañu daan dem présent. ñi def ay film même ci ñi ñëw di def seen test yi bon xaw loolu nag man gëwuma ko tellement parce que am na lu ma ci jaaxal quand même télévision di taxaw fu ñuy testé moom mais ñëpp xam nañu fu ñuy testé fan boo demee dañ ne la tel endroit la yow boo yoroon sa caméra cachée mën nga fa filmer nit ñi fay jubal ci ñuy jëlee garab yi tamit ñëpp xam nañ ko dans tous les dispensaires am na benn infirmier wala benn kii buy joxe garab yi non boo ñëwee jubal foofu rek ñenn ñëpp dañoo xam ne loolu mooy secret médical complet moom mënul am secret daal mooy médecin mënul wax ne kii am na lii wala amul lii secret médical c'est tenu à un médecin mais c'est pas tenu à beaucoup d'employés de l'hôpital un employé de l'hôpital bu nekk ci bunt bi benn secrétaire bu la gis ngay jàll commencé poser wu question kii de démb gis naa ko fële mu waxtaan ak keneen waxtaan ak keneen bu yàggee am na ko ne ko am na ko wala amu ko mais médecin nag moo amul droit ñëw di tudd nit di ko wax ne yow am nga kii mais xaw ma nag magistrat yi ak policiers yi ak gendarme yi bon ñoom tamit ils étaient tenus normalement par un minimum de discrétion bon mais defe naa quand même ni ñuy waxee nii jël nañu këlee démb sama journaliste sportif bi waaw génn nañu résultat bi il est négatif bon c'est une bonne nouvelle mais bu positif woon est-ce que dañ ko mën a wax waaw ñëlee tamit nee nañu di 14 la ñu woon xaw ma 4 yi sont 8 yi sont positifs 2 yi c'est pas positif kooku tamit xam nga weeje la weeje la waaw. yaa ma gën a dégg voilà donc. yoolee quoi. waaw yoolee voilà moo tax c'est un peu compliqué mais nag nee nañu justice bu dundu nit nekkee en question dans les trucs pénals dans les dossiers pénals am nañu droit dafay conférence de presse wane population bi li ñuy def. parce que santé publique mooy nekk en jeu d'une part en fait parce que on parle de. c'est pas santé publique c'est pas santé publique yow kay xam nga ne ki ngay demal lii dafa nekk ci ay ñaari góor yi xawma ñaari tur yi voilà yow xam nga risque bi ngay dem taxul ci mbedd bi ñëw di ko fekke see am na ñu muy dem seen kër waxtaan ak ñoom def naa dañuy doxaan sax dañuy doxaanante nit bu lay doxaan ba ngay kii kam góorgóorlu ba nga xam tuuti ci moom voilà donc defe naa moo tax ma ne gëwuma ne li ñu wax ne dañ koy def exprès pour contaminer nit ñi sa kooku tamit am na lu ci sama xel tey parce que quand même ñoom dañuy dund comme góor ñaa jigéen ñaa dañuy doxaanante dañuy mayante ay cadeau dañuy kii nag koo dem ba may ay cadeau toog ak moom muy dugg sa néeg ba dugg sa intimité nga décider nag da nga koy contaminer kooku vraiment def ko de façon volontaire avec de l'argent en tout cas am na débat bi daal am na lu ma ci réer. non parce que am na loo xam ne mënuma ko xalaat quoi léegi nag li ma ci mën a dolli mooy ñii ko jàpp est-ce que bëgguñu fayu parce que ñoom tamit fu ñu ko jàppe ak kan moo leen ko wàll est-ce que si seen psychologie amuñu benn attitude fayu man dañ ma ko contaminé woon xaw ma kan la man tamit maa ngi jéem a contaminé ñeneen
boobu version daal moom ma dese te nit quand même bii nga xam ne feebar ni mu méttee ak ni mu mën a indi ay conséquences nga jël ko nii di ko joxaat keneen te nga nekk nit bu sa am sa seen bopp yi perturbé mais ku nekk nit di liggéey ba nekk ci rajo di dafay émission yu baax ngay wax kenn xamul ne da ngeen am ay problème ñii di chanter bu baax parce que bu ñu commencé woon ay problème psychologique loolu yëpp dañ koy gis ci seen façon de liggéey wala ci seen façon mais loolu yëpp bi ñuy nekk télé yi kenn gisu ko woon bon googu ma ne nag ñu am affaire u folie ba ñu naan dañuy fayu ci ñeneen ñi bon léegi accusation tamit boo amee bon dañuy fuural rek accusation ba ñi lay jàpp ci voilà de la gendarmerie ba fële te man dossier bi tamit nu mu demee xam nga justice tam du jóg nii rek jógal boppam il faut kenn porter plainte ñii naa dossier bu jóge France la ak tubaab bu doon ñëw fii Saly di def lu bon di former ay nit pour ñu contaminer ay nit bon te ma jaaxal sax nee nañu ay xale la donc c'est plus de la pédophilie qu'autre chose ay xale na ñuy xamee ne que dañ lay jox sida nga dem di ko joxaat keneen en tant que médecin daal am na lu ñu si jaaxal te ñu la wax ne tamit am nañu sida ça veut pas dire que forcément que ils sont contaminants parce que boo amee sida say lex mu gën a duuf sama lex yi nga gën a am poids sama poids kooku tamit am na ñoo xam ne dañuy boobu ñu toppee seen traitement dañuy dem ba dootuñu mën a contaminer parce que microbe bi day wàññeeku microbe bi boo ko amee nga am ko mu fort dañ koy mesurer par kilo dañuy wax ne il y a 100 kilos de virus voilà mais booy jël traitement day wàññeeku te bu wàññeeku loon doo mën a ñi ñuy gis nii ci photo yi ñëpp nekk en forme yow ki nekkoon Maroc sax heureusement ne nañu il est négatif mais am na photo ñeneen ñoo xam ne nañu les sont positifs ñoo boo leen xoolee doo mën a xam ne mais c'est que sida si bopp ne moo changé c'est que ni ñu ko doon gisee avant nit ñi jeex di pare dee loolu defe naa amatul parce que traitement bi quand même est assez efficace di nga dem ne que di ba nga yor ko sax fekk te doo mën a contaminer kooku la ñuy wax charge fiscale sax mën a charge virale da ngay am benn charge virale boo xam ne par exemple kilo lañ ko mën a wax ki yor na 100 kilos day contaminé kii wàcce na 50 kilos dootu contaminé wala ku ne wàññeeku na kii toog dollu na 10 kilos mënatul contaminé mais est-ce que mën na dem ba denc ci yaramu nit ki carrément wala denc ci yaramu nit ki. wàññeeku la ñu mën a wax wàññeeku la ñu mën a wax charge virale bi daal la ñu mën a wax ne dina wàññeeku ba dootoo mën a kii parce que xoolal ñaari couple yi ko am pour ñu am doom bu fekkoon pour ñu am doom te doom bi bañ a am sida bi il faut que ñu toll fenn foo xam ne virus bi wàññeeku na seen yaram wala booy jël médicaments yi en même temps tamit mën na wàññi virus bi dina dem ba virus bi même bu wàññeekul sa kanam mais dootoo am capacité dem di yoole keneen am na couple yuy vivre ensemble man kon xam naa benn couple sax boo xam ne kii amuloon sida moo jëkk a gaañu kii a gaañu kii am sida bi ci beneen feebar donc moo tax sida léegi am na ñuy dund seen dund bi ñu war a dund seen espérance de vie presque amélioré wu na. macha allah am na solo mais bi nga déggee Pape Bigué Birame Ndiaye ñu moom négatif la loolu aussi en tant que médecin ban sentiment nga njëkk am lan moo njëkk a daw. moo tax ma ne leen ñoom dañ leen di poursuivre parce qu'ils sont ñaari tur lañu en inventant le mot que ils font des choses contre nature parce que homosexualité pénalisé guñ ko au Sénégal bon loolu la ñuy xool léegi tamit man nga bon négatif tamit ça dépend négatif moom vraiment plusieurs examens la ñuy def normalement virus bi mën na dugg ci yow ñu analyser la tey fekk duñ ko gis mais dañu war a defaat yeneen analyse sur 3 mois ñuy soog a xam ne nag si tu es vraiment négatif wala si tu ne contamines pas li ci gën a am solo mooy nga bañ a contaminer loolu la ñu bëgg a xam donc te booy jël sa garab tamit di nga dem ba virus bi du circuler ce qui fait que bu ñu koy analyse duñ ko mën a gis. loolu xam-xam la mais Pape Bigué Birame Ndiaye sànq léegi rek tribunal bu Pikine Guédiawaye fa la ñu jógee directement ñëw fii d'ailleurs ci xibaar dañ ci mi ngi ci mujjee am mooy dafa am sous contrôle judiciaire mujj ñu ko yóbbu mandat dépôt mais dañ ko inculpé ci li nga xamante ni mooy acte contre nature. ban preuve ñu am ci acte contre nature boobu ban preuve ndax nee nañu si portable ba ñuy gis muy wax chéri ay xaw mon amour ak yooyu mais loolu ça m'étonne que ñu mën a culpabiliser jàpp kenn ci loolu. man am na ay chinois yu may bind léegi dégguñu français bu baax fu ñu bëgg a wax ne mon cher chéri lañ may wax parce que seen français leerul ay tu vois ay logiciel de traduction la ñu jël
sama portable ku ci di gisoo léegi di nga gis ku may ooy chéri fekk non moo tax daal affaire bi de man defe naa preuve contre nature day fekk ñu fekk la flagrant délit moo daan dal nit ñi ci booru géej ñu fekk leen ci biir oto ñu teg mais nga yor sa kër yu yàññ yow am gardien ci suuf nga nekk ci sa biir kër nit ki sonné balaa muy dugg pour ñu fekk la ngay def contre nature de mën ci am ay preuve ah mos kam ñu ko la boole nag pour ki la boole tamit kooku tamit day fekk moom tamit tax na ki la foo day fekk tax na wala est-ce que ñu koy def fekk mindaan bi nekk fu mu filmer leen fekk ñu yëg ko affaire daal man daal defe naa ñu bëri nar nañ leen bàyyi de waaw parce que des preuves formelles lu muy bari yëpp Sénégalais di indi ñëw ñii di wax nañ leen tëj nañ leen rey. ñu doon jëkk waxtaane dëkk day am ay flash yoo xam ne ñëpp tourné fii seen bët fekk affaire baa nga fële affaire université bi danañ ko fàtte gisoo université bi sax kenn waxatu ko alors qu'il y a eu un mort dans le gouvernement de Pastef qui s'est battu contre des manifestants mortels juste ba muy lim ay 87 mais moom bu commencé benn fan la jëm parce que benn bi moo baaxul boo demee benn yow projet nga yor boo xam ne da ngay defaraat dëkk bi ñi doon reyaatee ñu tëj leen yow bu leen en justice yow nga àggaguloo fen en 2 ans nga am déjà un mort xam nga man de tay na sama xel bu baax sujet yooyu nag laa bëgg ñu traité ko demain am na benn marche boo xam ne waa Amnesty dañ ci jéem a jóg mais li ma jaaxal mooy non du bavure policière dérive de l'État c'est dérive de l'État du Sénégal dérive du gouvernement de Diomaye voilà avec parenthèse d'accord dina ñëw sujet boobu noonu c'est important de violence voilà bu ñu demee ba ministre de l'Intérieur jox autorisation ñu dugg le directeur de l'université joxe droit ñu dugg ñu saafaaje benn le règlement bu ñu ne les ordres ne doivent pas les forces de l'ordre ne doivent jamais rentrer à l'université bu ñu wax ba policiers yi la bu ñu wax ne policier nañu wax ne ñoom du ministère de l'Intérieur jusqu'au directeur de l'université ñoom nañuy génn wax li ñu war a wax wala ñu démissionner man de solution boobu laa ci gisoon déjà pour que vraiment population bi mën a xam ne justice bi jaral na leen dara justice bi ñu doon xeex ba promettre ñu ko ba ñu bëgg ko ba ñu voté leen nañu wane que justice boobu bëgg nañ ko mais doo bëgg poursuivre ñëlee seen 87 morts yow pareeguloo loolu yow sa bopp nga commencé non. foofu dinañ fa taxaw parce que am na benn information bu bees parce que les amicales de l'université Cheikh Anta Diop am na benn décision bu ñu jël ak marche bi également dinañ ci wax de façon plus large mais dama bëggoon ñu tëj rek nga xamante ni moom mooy mbir bi donc yow vous pensez que ni affaire yi xaw na la dem sa bopp et que bu ñu moytuwul ma ñu dem ba si cëppande acte contre nature bi ñuy wax mën nañu bañ a nekk benn élément bu fiable bu ñuy sukkandiku parce que. juridiquement de moom parce que est-ce que magistrat wax na est-ce que procureur wax na voilà parce que déjà c'est délicat faire une conférence de presse sur quelque chose de santé ça va être compliqué te bu doon wax tamit tey lu mu mën a wax bu doon wax tey nañu yor nay photo kii ak kii ñu ngi tëdd wala kii ñëw na te ñaa témoigné fekk na leen ñu tëdd mais li ñuy dégg ci information yi que ay portable la ñuy jël fekk ci ay messages bon est-ce que fekk nañ ci ay photo peut-être aussi encore est-ce que photo yooyu wala film yooyu peut-être à la limite mais jusqu'à présent des preuves yooyu bu génnul je crois que. bizarrement ñu ngi naan am na ay kilifa yu d'ici peu am na ñoo xam jàpp nañ leen di ngeen xam tur mi di yàgg ñu ngi tudd ay oustaz pourtant nit ñi ngi continuer di wax naan liste bi. liste bi wax na la affaire bi sunu dafa nekk sunu cosaan est-ce que xam nga ne dafa nekk sunu cosaan. ñaari góor yi. ñaari tur yi. amul ay xew yoo xam ne ay ñaari góor ñoo koy jiite. góor ñi ñoo xam ne dañuy solu non dañuy solu ay ñaari góor. Taajuboon. de Taajuboon kay Taajuboon wuti na Taajuboon justement pour te montrer que affaire ñaari góor yi am na fu mu nekk ci sunu cerveau. am na fu mu nekk ci sunu cerveau bu ñu ne la bés bii Taajuboon xale yi mën nañu solu góor ñi solu jigéen bon pour se dire que affaire boobu du nen ci société bi de affaire ñaari góor du nen parce que dañuy dem ba ñu autoriser la ko. am nay waajur yu depuis le départ solal seen bopp seen i doom yëre jigéen bëgg ñu nekk jigéen kii am góor bëgg mu nekk góor éducation boobu tamit ci la bokk kenn ki waxul ne benn nijaay moo ko jàngal voilà sa nijaay ki am autorité parentale si yow
bu lay wax ne lii baax na da ngay dem ba defe ne dëgg la ñun si suñuy enquête bu ñuy xool des fois parents yi di ñu andi leen dañ leen enquête mais dañu ne man di xaw ma ci woon dara dañ doon defal c'est normal parce que ki ma ko doon defloo dafa am sama nijaay la sama mbokk la sama kii man dama toog bu mu yàgg ma ànd ak samay morom ma ne leen kaay la ñu def lii ñëpp xool ma may soog a xam ne soog a xam ne baaxul mais d'après référence bi mu amoon ay mbokkam di ko defloo da doon defe ne c'est normal mu ngi ci loolu sans compter nag au niveau scientifique am na ñuy juddu ak ay cëru nekk ay jigéen juddu ak cëru góor ñu nekk góor juddu ak cëru jigéen lu tax loi bi jàllul assemblée lu tax loi bi jaarul assemblée ah voilà lu tax loi bi jaarul assemblée la loi sur l'homosexualité lu tax jaarul assemblée ah mais bien sûr non am nay kii yu ñuy voté wul xam nga dañ koy voté ñuy voté wul lu tax voté wuñu dañu dem def enquête ñu jox leen ay information que mën na jóge ci éducation mën na jóge ci cosaan mën na jóge ci science loo xam ne dañuy wax ne yàlla sax moo ko teg xur ñu ngi koy wax xuur xar xaw ma lan xuur xar la de ay góor yu am xuur nguuri kaane voilà quoi moom moo bis boobu existé rek am wolof rek ça veut dire que am na donc voilà 4 raisons yoo xam ne am na ñoo xam ne moo doo leen mën a tëj ku ne la kii nag vice la am takk na jabar di ndax moom bu mu yàgg bëgg a dem defi leneen kooku peut-être la ñu mën a condamné kooku tamit est-ce que bu amul satisfaction si jabaram ci sëyam wala ci jëkkëram sax parce que bul fàtte ñaari côté yi la donc bu demee ba amul satisfaction aussi les droits de l'homme la ñuy wax am na droit yoo xam ne non c'est compliqué te léegi am na moo boobu sax homosexuel am na foo ko boo ko waxee ne dañ lay tëj am na dëkk yoo xam ne dañ koy tëj am na dëkk yoo xam ne dañ ko légaliser am na ñuy marié foofu officiellement ci mairie entre góor ak góor ak jigéen donc moo tax man defe naa ñu ngi jéemee résister mais sunu doom yi ñu ngi leen koy jàngal à l'école UNESCO defoon na fi ay livres yoo xam ne dañuy wane da la preuve sax c'est que tuddatuñu homosexuel nu ñu tudd léegi genre la ñuy wax ak LGBT de même ñun au Sénégal suñuy carte d'identité def nañ ci 3 yi da ngay nekk góor nekk jigéen wala nekk genre donc ça veut dire que muy ñëw de. ministère bu amoon ministère de la famille et nangam genre et du genre. loolu xam nga lu ko indi ñoom ñoo ëpp xaalis ci àddina bi ay doomu patron ay doomu milliardaire ñoo ci nekk doomu milliardaire xam nga lu tax ñu dugg ci loolu wala xam nga wala xamuloo ko. moo tax la voilà à partir de 12 ans dañuy commencer fréquenter ay jigéen wala ay góor. ñoom ñooy def ay invitation ay anniversaire yoo xam ne dañ leen di jox kër ñoom ñëpp ñoom rek ñu nekk fa lu fay xew xale yu ndaw yu commencé dugg ci affaire sëy wala bañ a sëy loolu dem ba sàppi leen sax nga sàppi li bu la de dem ba safatu la dara voilà ay doomu milliardaire lañu dapp fi billet d'avion ñu ne leen xaw ma dëkk nangam c'est libre ñu dem foofu ay góor ñuy fekk fa ay góor di fa def leen neex c'est pas interdit na donc même ñu nekk fii Sénégal bu ñu bëggu leen ñu jàppaleen te ñu bëgg continuer am na dëkk yoo xam ne dañ fay dem di ko def sans dara lu leen ci fekk ku leen accuser sax ñu porte plainte la ñu tëj la lan mooy nekk finalement pour l'État pour les Sénégalais lan moo nekk solution bi pour bu ñu ko mënul éradiquer sax mu wàññeeku en fait. En tout cas on s'accroche on dit que c'est la religion sunu religion l'islam nee na dañ koy tere nangam mais comme drogue tamit dañ koy tere drogue bi dañ koy éradiquer drogue bi fu mu toll ci éradication bi wàññeeku drogue wàññeeku voilà yow ku koy wax wàññeeku laa lay wax wàññeeku mosul wàññeeku am na yu ñu interdire yoo xam ne benn sëriñ nag waxoon lu ñuy interdire te mënul taxaw c'est que am na lu ko sabab sëriñ bu mag moo ko waxoon lu ñuy interdire ci àddina ba sonn te dara mënu ko dindi am na lu ko sabab